ak Fatou Kiné Deme. Fatou Kiné maa ngi lay nuyu. di la fay bu baax a baax Xaram Touré xibaaru marax yi ni nga ko waxee ak ponk yi ca gën a fës rek bokk ci ñoo lànk ñoo bañ nag tey doxu ñaxtu bi ñu jàppoon a amal ca Géejawaay mujj la sotti ndax arrêté bu préfet moo fa jaax loolee nag ñu jàpp ne ab dàq rek la ndax àjjuma ji ñu dëgmal nag fas nañu ko yéene rek daal di amal ci kaw nag ñu teel a yëglu ñu ne sax tey ci ngoon la ñuy fas yéene kon daal di dugal seen demande lu soxal nag kon doxu ñaxtu boobilee ak la ca jotoon a am lépp ca njëlbeen bokk na ci jàpp docteur Babacar Diop moom moomu nag génn kaso bu Rëbës tey ma ngay wax anam yu détenu ya nekkee foofee mu jàpp nag ni anam yu metti la moom moomee di docteur Babacar Diop universitaire bi di wéy di sàkku nag ñu bàyyi kii di Guy Marius Sagna ak ñamu àndal mu ne xeex bi du fi yem ci kaw loolu it muy sàkku ci waa collectif ñoo lànk ñoo bañ ak sénégalais yi mu ñu fay seen i facture fii ak Senelec delluwul gannaaw ca dogal boobee mu jël lu soxal wàllug sàkku wàllug pédophilie nag képp ku ko defeti ba moyul daañu la tëj sa giiru dund jëwriñ ji ñu dénk wàllug yoon moom moo ko xamle di maître Malick Sall bi muy jiite tey benn lël boo xamante ni ñu ngi ci doon waxtaanee projet de loi bi jëm ci criminaliser wàllug sàkku ak pédophilie ay soxnay parlementaire nag daal di amal boobee lël bëgg rek lool gën a xam nag projet de loi boobu laata ñu koy jébbal assemblée nationale tàggat yaram athlétisme nees di def nag ba discipline bi gën a sukkaliku moo waral ay ancien champion fii ci Sénégal nag daal di tëral ab mbootaay solo si mooy gën di weccoo xalaat ak athlètes yi nga xamante ni ndaw lañu te war a jëm ca kanam ëllëg waaye it mën leen a dimbali ci wàllu jumtukaay ba ci koppax mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ni ñu ko waxee woon ñoo lànk ñoo bañ nag seen doxu ñaxtu bi ñu bëggoon a amal tey ci Géejawaay mujj la sotti ndax tereb préfet moo fa jaax ñu jàpp rek ne ab dàq la ndax àjjuma ji ñu dëgmal fas nañu yéene nag amal doxu ñaxtu ci kaw ñu teel a yëglu ñu tey ci ngoon sax la ñu fas yéene rek kon daal di dugal seen demande ngir ñu mën leen ko nangul ñu teewlu Xaadim Lo mooy coordonnateur ba ci micro Salif Sow. ndax ñu jël comme préfet yëpp comme ñoom li ñuy def rek ci fépp fu marché am loo xamante ne moom pour arranger réew mi la ñoom dinañ fexe ba nga xamante ni danañ ko loolu noonu du am. pour ñun moom ndigal bi tegawul ci yoon rek quoi pour ñun moom ndigal bi tegawul ci yoon mais nag déposé waat nañ beneen tey ji vendredi tey moom nañ ko déposé kon bii ba moom dootul wax temps bu gàtt. am nañ temps bu gàtt te vendredi prochain moom incha allah dinañ mars. te gëm nañ dina ko autoriser te mu autoriser ko mooy intérêt parce que lii ñuy xeex pour alléger souffrance wu askan bi la te moom il fait partie de l'askan kon boog lii moom dafa war a am intérêt pour autoriser ko. bu ko gàntalee non bi moom dañ koy def. même bu ko gàntalee tamit dañ koy def parce que c'est notre droit. parce que moom lu mu ko jaral rek ñoom lu ñu leen jaral ñun ñi nga xamante ne ñun dañoo bëgg lu baax ñun tamit loolu noonu daf ñu koy jaral parce que li ñuy xeex intérêt askan bi la askan bi moom da lay jaral lépp. lu soxal doxu ñaxtu boobu ak waa collectif ñoo lànk ñoo bañ médiateur de la République yëkkate ay kàddu ca diwaanu Touba muy maître Alioune Badara Cissé la mu xamle nag mooy doxub ñaxtu lu ñu nangu la ci réew mi ndax charte bi da ko nangu waaye ci kaw it ñu sàmmonteeg tëralin yi ñu teewlu ay kàddoom ak micro Mohamed Diop. naam manifestation yi soxlaatul autorisation waaye information la laaj au préalable. baax na itam suñu force de l'ordre yi di mën di encadrer ñi nga xam ne ñooy manifestant yi itam di mën a yem ci itinéraire bi nga xam ni dañ leen ko tracer waaye yooyu yëpp buñ ko waxtaanee woon ca njalbeen ak xale yi nga xam ne ca fan yële amoon na yëngatu ba am ñu ngi ci téye naam am na ñu ngi ci bàyyi waaye buñ dul def la sourde oreille rek ku nekk ku wax ñu may ko nopp te wax ak moom te tontu ko lu bare dina mën a ñàkk ci réew mi. loolu laa jàpp ne ñoom xam naa danañ am daje incha allah rabi bu boobaa itam lu ci mënti am rek gannaaw bu ko président yégee ba noppi daañ ko tasaare ba xëy na ñoom seeni droit ci le cours de la vie seeni droit pour se manifester et exprimer leur désir daañu ko mën a dox te duñu porter entrave à la circulation des biens et des personnes, à la sécurité des biens publics, à la sécurité des personnes,
dans un Sénégal boo xam ni yàlla xéwale nañu ay koom yu jóge ci biir suuf yoo xamante ni dëkk yu bare dañu ko ñee kon nag ñu war xam ni développement moom ala kulli aal bu fekkee jàmm amul rek dana xaw jafe mu nekk. kàddu yooyu mu yëkkati ko rek gannaaw bi muy dalal ay ndaw yi apériste ca Touba ndaw yooyu nag jàpp ni nguur gi daf leen a fàtte waxoon naa ko ci ndoxteelu xibaar yi gannaaw ba mu jaaree nag ca kaso bu Rebeuss tey mu génn moom docteur Babacar Diop di universitaire bi ma ngay naqalu rek anam yi nga xamante ne nii nag ña caabi féete gannaaw ñu ngi koy dund ci biir kaso yi mi ngi wéy nag di sàkku ñu bàyyi Guy Marius Sagna mu ne nag xeex bi dafay daal di wéy lu soxalit facture courant yooyu ñuy ñaxtu boobu ba tey mi ngi sàkku ci collectif bi ak Sénégal yi bu ñu mës a fay seen i facture fii ak Sénélec nag delluwul gannaaw ci dogalam ñu daal di nag des ba tey ci facture courant yi ak na mu yokkee Sénélec nag ñu ngay yëglu directeur général ba ma ngay indi leeral rek ci mbir mi tey ci janoom ak association consumériste yi ak responsable yi nee na nag loolu daal du ab yokk ni ko nit ñi di waxee nañ jàpp rek ne ak defaraat la jekk-jekkalaat ci Sénélec te loolu sax booy xool du ñëpp la soxal ndax téeméer boo jël ci clientèle bi lu toll ci juróom-ñetti fukki bokkuñu kon ci yokkute googee Aïssatou Paye Younous Diatta bi nga xamante ne wax nañ ne dinañ yokk 10% ci électricité bi am ñoo xamante ne ñu jóg taxaw ñaawlu mbir mi ngir nag dalal xel yi directeur bu Sénélec dellusi di rassurer consommateurs yi. wane nañ ne bu ñu xaajoon client Sénélec yi yëpp ci téeméer presque juróom fukk bi ak juróom-ñeent yi yëpp mbir mi bokkuñ ci ça veut dire que ñooñu bees bu ñu amoon depuis 2017 moom la ñuy continuer ba léegi ñu xoolaat li ci biir mooy buñ ci yokkaatee presque ci juróom fukk ak ñeent yooyu buñ ci yokkaatee presque ñaar fukk ak juróom-benn muy téeméer boo jël presque juróom-ñetti fukk yi 1200 francs mooy yokku ci seen facture par bimestre muy téeméer ak ñeent fukk yooyu boo ko xaajee par weer muy téeméer ak ñaar fukki dërëm waxuñ ne du dara mais dañ ne loolu noonu nga xam ne Sénélec soxla na ko tey pour mun a gën a dëgëral taxawaayam Sénélec soxla na ko tey pour mun a gën a yóbbu courant bi fi nga xam ne yeggu fa. ci wàllu nag association wu consommateurs yi ñoom li ñu wax ne mooy ne seen koom ne xeex gi ñu doon xeex mujj nañ ci am li ñu bëgg. ñun consommateurs yi la ñuy défendre dañuy wax ne nañ def même bu dee ñàkk pexe am na ba taxoon changement prix am nañ fexe ba néew doole yi buñ ci bokk ñiy wax nag di def ay bruit ak naan dañuy mars ak di kii yooyu yëpp politiciens yi lañ ndax kenn du ci am facture am jaaxle naan maa ngi dem seeti ko. am ñi ci seen wàllu bopp bokk ci ndaje mi. ñuy leeral. li tax marche bi d'abord marche bi yëguñu ko sax xamuñ sax ndax daañu ko autorisé duñ ko autorisé te buñ ko autorisé woon moom d'office ñun imam lañ duñ dugg ci lu nga xam ni kenn autorisé wu. activistes yi ñu ngi yëngatu ñu ngi marche politiciens yi ñu ngi marche waaye ñu pensons que c'est tout le monde joue son rôle mais ñun nag bu demee ba jaxasoo ñun un imam c'est pas n'importe qui. lu toll ci 54% ci ménage domestique yi nag ñoom duñu subir li nga xamante ne mooy réajustement bi ci wàllum électricité. lu soxal wàllug sàkku doomu aadama pédophilie muy nag ñi sàkku ndaw ñi nag képp ku ñu ci jàppati boo moyul da nga tëdd kaso sa giiru dund maître Malick Sall di jëwriñ ji ñu dénk wàllug yoon moom moo ko xamle tey bi muy jiite benn lël boo xamante ne ay soxnay parlementaire ñoo ko amaloon mu soxal projet de loi boobu jëm ci criminaliser viol ak pédophilie soxna yooyu nag bu ñu sañoon laata ñu koy adopté ca assemblée nationale daanu gën a jàngat projet de loi boobu dañ ci ànd ak Alassane Ba. projet de loi bi jàll na conseil des ministres ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weerub novembre bi ñu génn viol ak pédophilie ñu daal di leen jàppe léegi ay crime mu nekk moyen bi nga xamante ni dana tax ba ñi ko doon amal dellu ci gannaaw ndaje bi nag dana tax ba jigéen yi fi teew gën a mën a xam li nga xamante ni moo nekk ci biir projet de loi bi balaa ñu koy adopté ca assemblée nationale li ni mel nag doon li nga xamante ni moom mi di garde des sceaux rafetlu na ko. def naa ne ci atelier bi femmes yi nekk fii parce que ay femmes yu valeur lañu te ñuy jàngal lañu te ñu am expérience lañu def naa ne dañoo mun a améliorer texte bi
pour que effectivement texte bi ñu war a proposer à l'Assemblée en plénière satisfaire ñëpp. comme dañuy partager rek ñoo àndoon yuuxu ñun ay parlementaires ñun lañ andi loi bi ñu woo suñu yeneen naataangoo yi nga xam ne doonuñu ay député ñu ñëw toog tey ñu waxtaan ak ñoom partager loi bi bu ko defee ñoom it ñu xam ci biir li nekk ci biir loi bi ba xam ne seen attente yi nga xam ne moom lañ doon xaar ba yuuxu keroog place de l'Obélisque attente yooyu kat projet de loi bi jël na ko en charge. bu fekkente ni jàll na ca assemblée nationale ñi nga xamante ni ñooy siif soxna yi wante itam di violer gune yi mën nañ leen daan seen ngiru dund projet de loi bi nekk na li andi ay coppite ci ni ñu doon àttee li di viol wante itam li di pédophilie. viol ak délit la woon délit ay peine bu 3 ans maximum la léegi ku def yenn saay-saay yi ci jigéen yoon def lay teg. ñu kon Sénégal ONU Femmes ak ñeneen soxna yi nga xamante ni teew nañ fi daañu weccante ay xalaat gën a xóotal waxtaan yi ngir fexe nag ba xalaat bu baax a baax ci coppite yi ñu andi ca loi numéro 65/60 bu 21 juillet 1965 bu jëm ci code pénal projet de loi numéro 20/2019 bi nag dana jàll assemblée nationale altine gi ñu dëgmal. liggéeykat yu Sénégal ak seenub kaaraange protection sociale ndax ñu ngi ciy jotee am déet bu ñu fajoo bu ñu feebaree mën a faju ak lépp loo xamante ne dal na leen ci seenub liggéey tamit ñu gën leen a mën a taxaw loolee gis nañu ni daanaka néew na ci Sénégal ndax téeméer boo jël ci liggéeykat yi ñaka ci am sax matul fukk moo waral tey nag CNTS nag daal di taxaw temm ngir jëmmal lu ni mel lëkkaloo ci ak réew yu UEMOA ñu ne faaw loolu daal di fi jóge ñu gën koo yaatal. CNTS it daal di rek door di màggal juróom fukkeelu atam Fatou Bintou Konté. fii ci Sénégal li jëm ci wàllum protection sociale boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñooy fayeeku rek ñoom ñoo ko am ba tax ni 80% population bi nga xam ne day yëngu te di liggéey ñoom amuñu lii ñuy wax protection sociale moo ne dafay wàññi li nga xam ne moom moo di ndóol teg ci it nekk na lu am solo ci koom-koomub dëkk. bu ñu xoolee tey lu boo jëlee téeméer yu nekk fukk yi xëy na ñoo ci am accès ñi ci des ñëpp te nekk Sénégal nekk ci population bi nekk secteur informel bi nekk ci àll bi maanaam ci li ñuy wax les ruraux amuñu chance boobu malgré gouvernement bi effort yi mu def couverture maladie universelle et cetera waaye ñoom it yelloon nañu la ñu am ñun donc nan la ñu def ba yaatal ko ba nga xam ne ñi nga xam ne ñu jotuñu ci loolu nan lañ def bañ jot. ndax ni nguur gi nga xam ne moom mooy yelloo li ñuy wax sécurité sociale askan wi fas yéene na wut li nga xam ne moo di ay mécanisme ngir bépp liggéeykat fii ci Sénégal mu mun a am ci li nga xam ne moom mooy protection sociale. xam ne fayeekuñu weer ñooy liggéeyal seen bopp te gis nañ ne léegi dañoo bëri Sénégal ñoo ëpp sax ñi nga xam ne dañu nekk ci système formel bi ñooñu amuñu couverture sociale ci loolu nag le président de la République nañu xool nan la ñu xoolee ba am mécanisme yi nga xam ne dinañ jël ñëpp au Sénégal képp kuy liggéeykat nga mën a am couverture sociale donc ci loolu la ministère travail di yëngu te bu mu ciy yëngu tamit daf ci ànd ak ñëpp ànd ak ci partenaires sociaux képp kuy nekk Sénégal maanaam nga nekk ci pêche bi maanaam nga nekk ci artisanat bi maanaam nga nekk ci commerce bi nga mën a am système de. muy ay li ñuy wax réforme yooyu bañ a naxasaayal li nga xam ne liggéeykat yi bëri nañ ko ba am ci waaye aussi mu fexe ba la ñu am ñu mën ko yokk waaye ñi nga xam ne amul aussi ñu fexe ba mu ñu jot ci donc loolu la ñuy waxtaanee donc ñu seet. yaatal lii di protection sociale ci askan wi yëpp nekk na défi boo xam ne organisation syndicale yi fii ci Sénégal dañ koo fas yéene jukk ndax jàpp nañu ne nguur gi dafa war a gën a mën a financer lii nga xam ne moom mooy les dépenses sociales. atum 2019 a ngay ndar képp ak syndicat bi du SAEMS nag ma ngay wéy di yëglu jafe-jafe yi mu doon dund moom lay wéy di dund ba tey ñuy laaj coppite kañ lay am la ñuy dund ci yooyee jafe-jafe bokk na rek ci yeexital bi nga xamante ni am na ci wàlluk administration naka noonu nit liggéeykat yi yëguñu seen bopp ci la ñuy yëngu tey jii lañu ko daal di waxtaanee dañ ci ànd ak Maymuna Njaay. atum 2019 waa SAEMS li ñu gis rek mooy ci wàllum traitement seeni dossier ba tey mi ngi xaar ci taabal bi. président de la république ci suñu kanam ci bu ñuy signé protocole bi moo ni jàngalekat yi am nañu dëgg
il faut ñu corriger système de rémunération des agents de l'État donc ñu ngi ko ciy xaar bu baax a baax wax ni aussi question impôt yi ci salaire yi ak rappel yi mais question boobu aussi dafa ñëwaat sur la table wax ni aussi lenteur administrative yi gis nga tant que gouvernement au Sénégal utilise la technique la technologie à travers la dématérialisation mais dañuy am toujours ay lenteur du opération coup de poing ou guichet unique moo koy régler mais li tukkee ci atelier boobu bu dee gouvernement bi am na volonté utiliser ko peut-être dinañ dépasser ces lenteurs beneen question bi nga xam ne lu jafe la lu métti la ci ñun mooy mais question éducation physique dañ doon xaar ci gouvernement au Sénégal mooy que mu jël un décret qui crée le corps de PCMG en EPS ñu engager le processus de reversement des MEPS ci corps boobu mais loolu buñ koy wax depuis Mathusalem gouvernement bi mënu ci bouger. moo ne de syndicat bi jotoon na déposé ab préavis de grève wante ba léegi bataaxal tukkeewul ci njiit yi jëm ci ñoom. préavis bi nga xam ne déposé nañ ko depuis le 2 décembre en matière administrative bu ñu déposé préavis mais li ñuy xaar ci état mooy au moins mu accuser réception. avant mu ñuy convoqué et d'ailleurs daf ñu war a convoqué parce que préavis yéeglu la mais malheureusement accusé de réception boobu sax fonction publique envoyé ko au niveau du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. feuille de route bi nga xam ne dinañ ko décliner débat yi sur ces questions yi nga xam ne évoqué naa ko bu laajee sumba xeex ñu sumba xeex. bureau exécutif bu SAEMS nag tey jii doon nañu waxtaanee itam ci dialogue national bi Saourou Sène li mu gis rek mooy loolu amul benn yoon jeexintal ci seen wàll ñoom dañoo gis rek ni waxtaan wi waroon naa demee neneen. Maymouna Ndiaye Abdoul Mbaye it ma ngay wax gis-gisam ci atum 2019 ak na ma ko jàngatee ci wàllug koom ci wàllug politique bi ñu jagleel askan wi moom ci gisam lépp dafa lëndëm waaye la muy xamle tamit mooy koom-koom gi moom buñ ci taxawul at yi ñu dëkkmal nag réew mi dana gën a jëm ci guuta gis-gisu Abdoul Mbaye mi nekkoon jiitu jëwriñ fii ci Sénégal Cheikh Diop. Donné par la France. bu ñu sukkandikoo ci Abdoul Mbaye année 2019 nag daal nay egsi ci njeexital li waaye mu mel ni doon na ab année boo xamante ni rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi dund nañ ko ak métit. doole président de la république ci suñu régime dafa ëpp lu ko neex def. amoon na solo ñu jóg di xamal sénégalais yi ak électeurs yi. Sénégal soxla nañu soppi constitution boo xam ne day wàññi doole président de la République. opposant bi la nag di addu ci li nga xam ne rek moom moo di yokkuteeg njëgu courant bi ak itam scandale bi nga xam ne rek nemmeeku nañ ko ci wàllu mbay mi lii bokk itam ci jafe-jafe yi nga xam ne rek sénégalais yi dund nañ ko ci at mi. L'augmentation des tarifs après celle des produits pétroliers, il faut le rappeler, participe. réew moo xamante ni dañuy wax lu soxal wàllu émergence ñu yokk njëgu courant yi ci jamono yooyee jàpp naa ne loolee doxalul réew te itam dina métti bu baax a baax ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di borom njaboot gi. soxla ñu fay daal ndey te loolu amul. ancien banquier bi itam daal nay àddu ci lépp lu soxal wàllu koppar yi franc CFA bi nga xam ne ECO moom moo koy wutu. moom mu lii di wax ba tey ci li nga xam ne moom moo di victoire bu jeunesse africaine bi lee. liñ ci mën a jàpp mooy ñi nga xam ne nii UEMOA wan na yoon Afrique wan na yoon adduna bi ndax dañuy faral di fàtte maanaam juróom-ñetti réew ànd daal di yor benn xanjar benn monnaie bokk ko loolu amutoon jàgg na. Sénégal ak ñi mu àndal juróom-ñetti dëkk UEMOA ñoo ko sos loolu dañu jógee ci UEMOA jéem ko yóbbu ca CEDEAO muy fukk juróomi day dooleel rek. ci loolee itam muy sàkku rek ci nga xam ne rek ñoom ñooy yeewoo fii ci tund wi ñu gën a farlu ci li nga xam ne moom moo di wàllu démocratie waaye itam fexe nañu na saxalee li nga xam ne moom moo di injustice ngir rek jàmm daal di dellu siwaat ci réew mi waaye itam ku ci nekk ci askan wi mën a dund ak lu tolloog sa gafaga. ñu dellu wax ci commission nationale du dialogue bi ñu daal di kon samp ni ki démb ak njiitu réew mi Macky Sall ñu daal di rek def boobu comité mu war a taxaw ci dialogue social bi nga xamante ne juróon na coow boobu ba tey ak sénégalais yi nañu jàngatee boobu comité ëmb lu toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-benn ci membre askanuk Sénégal nag ñu bari mànkoo ne am nañu yaakaar ci boobu comité ci kaw nag ñu ñuy woo ci waxtaan woowu dem daal di wuy ji ñu teewlu ñenn ca ñoom ci micro Khadija Gogo ak Jafara Ba. man pourquoi ñu ne ñoom ñoo doon woote dialogue lu tax ñu woo leen dialogue demuñu man loolay sama problème
mais ñoom xanaa du dialogue lañ doon woote wala ñoom lan lañ bëgg luy seen problème nañ wax seen problème moo gën manifester yu ñuy def nii nañ bàyyi dëkk bi tranquille voilà moo gën quoi nañ bàyyi nit ñi liggéey parce que bu ñu dee manifester fii nii xam nga désordre rek la fiy jur quoi. ko jiitee moom képp ñëpp xam nañ carrément moom lépp lu mu représenté Sénégal donc sincérité am daal donc président de la République moom tamit wax na mu ne lépp lu ci rus moom dina ko appliquer donc vraiment ñu yaakaar carrément loolu bu jotee moom dina ko appliquer mu nekk jàmm ci Sénégal mu nekk jàmm ci sous-région yëpp. waxtaan autour d'une table je pense que mën nañ trouver solution boo xamante ne et puis ñoom ñëpp a ciy d'accord donc du amat beneen jafe-jafe quoi. lu gën a bon nag ñu tënk dara ba pare am ñu ko respecté am ñu ko bañ a respecté mais bu ñu ñoom ñëpp bu ñu tënkee dara ku nekk respecté li nga wax pour man y a pas de problème. waxoon nañ ko ci ndoxteelu xibaar yi ak ñi nga xamante ne ay champion la ñu woon ci wàllu athlétisme fii ci Sénégal tey nag ñoo daal di rek samp ab mbootaay ngir dimbali ndaw ñi nga xamante ne nag ay yaakaar la ñu ëllëg ci wàllug athlétisme fas yéene leen dimbali ci wàllug weccoo xalaat waaye tamit ci wàllug njàppandal ci jumtukaay dañu ci ànd ak Cheikh Sadibou Diarra Amadou Ba. ngir athlétisme bu Sénégal delluwaat di am ay ndam benn association bu dajale ay magum champion ci wàll wi soobu na indi xalaatam ak mën-mënam. yàlla def na ci booloo bi ñu booloo ba gisantewaat ñu ñëpp suñu biir li ñu gën a tax a jóg mooy suuxat athlétisme ci boppam yëkkati ko jëmale ko ca kaw comme na mu meloon. loolu nag ASRA fas yéene na ko jaarale ci xamal ndaw ñi dimbale leen ci wàllum koppar. di leen jàppale ci seen tàggat di leen jàppale ci seen jumtuwaay. di leen jàppale tamit ci nañuy joxee jëm ca waaw kooku bàyyiwuñu suñu benn loxo ñun waa ASRA. On a une opération pour donner des chaussures pour donner des pointes pour donner des trainings des fois ñu may passe ay certains athlètes am na ñoo xam ne nee nañu dañuy parrainer ay athlète bi ku ko parrainer di nga ko jox transport am jàppale ko si entraînement bi li muy solo. Fédération sénégalaise bu athlétisme bi bég na si. Cette initiative vient à son heure. lii nag ñëw na ci waxtoom période bii nga xamante ne ñu ngi waajal Jeux olympiques de la jeunesse yi lii nag soxla nañu ko bu baax ubbi nañu nag suñuy buntu ngir bépp waxtaan ngir mën a leer ndaxte ñun ñi ku ñu jàppale bëgg nañu ndaxte période yi moom soxla nañ ko bu baax. newoon sport buy def jaloore athlétisme bu Sénégal mu ngi ci jafe-jafe jamono ji ndimbalu magum champion yi dina doon lu am solo ngir delluwaat place am. jërëjëf Cheikh Sadibou Diarra mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax Aram Touré ma delloo la léegi rek nga daal di wéyal ci soir d'info yow it. jërëjëf Fatou Kiné Dem ñu ñëwaat.